juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey dem ba diwaanu Ndar Géej foofe ci quartier bi ñuy duppee Pikine foofe nag naqar ak tiis lañ fa nemmeeku li ko waral moo amoon ay ndaw yu doon jéem a dem Espagne jaarale ko ci géej gi ñu ne nag seen gaal moo explosé ñu bëri ñàkk ci seen bakkan ba tax jamono ji askan waa ngi ci méttit ci jamono joojee nag Christian wala Philippe Lalo di ambassade bu France toogal réewam fii ci Sénégal nee na fas nañu yéene gunge ñi nga xamante ne mooy askan wi rek ngir xale yeeyee mën a am ci lu ñu jàpp ci jamono jooju sax ñu ngi xamal ne rek am na police Mbour ñu mu teg loxo ñeenti nit la yu doon yombalal dem bi xale yi rek ba tax na teg nañ leen loxo foofu ci quartier bi ñuy duppee Sonatel ñoom nag amee woon nañ ñaari moteur am benn réservoir essence ci waajal rek li nga xamante ne mooy tukki boobu dinañ wax tamit ci litige foncier jafe-jafe suuf nemmeeku ko ci diwaanu Ngéeñeen foofee nag 100 hectares yu ñu baaxee société bi ñuy duppee Prodimel moo tax baykat yaak nappkat ñi nga xamante ne ñooy sàmm ne du ci dal ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi rawatina njiitu réew mi Macky Sall mu jóg indi ci saafara dinañ dem ca diwaanu Guinée foofee nag ni ngeen ko xamee élection palum njiitu réew mi ñu génne tax na rek ba xiiroo ngaayoo juddu woon fa mu amoon xeexoo bi ñu bëri ñàkk seen bakkan ci jamono jooje nag ñi feete ci nga xamante ne mooy société civile ñu ngi sàkku ci kilifa yi rawatina CEDEAO Union africaine ñu def kem kàttan ngir fexe ba jàmm dellusi foofee ca réew Guinée mbokk yi li ma duy ponk yi gën a fës boo leen taxirloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ni ñu ko waxee ci ponk yi noonu lañ koy tàmbalee ak tiis bu ñu nemeeku ca quartier bi ñu duppee Pikine ca diwaanu Ndar Géej foofee nag ay ndaw yu doon jéem a dem ca Espagne la seen gaal explosé ñu bëri ñàkk ci seen bakkan foofee ca diwaanu Saint-Louis nag ñu bëri ñoo fa loru ba tax jamono ji seen njaboot naqar la ñu àndal ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaaw ut solution ci boobu la mbiru Seynou Diop Habib Seck ñoo ñu toogal ca diwaan ba. Ndar Géej sa ngëmtal ginnaaw gaal gi nga xamante ni defoon na ay jeunes yoo xamante ni dañu waroon dem ci immigration clandestine daal di exploser fële ca Mbour foofee nag ba nga xamante ni xibaar bi jig nañ ko li ñu xamle mooy Ndar Géej la mu ci ñàkk bokk na ci ay ndaw yoo xamante ni ndaw yu takku la woon. fii nag dem nañ ci quartier bi di Pikine ba Sénégal Ablaye moom xëy la boo xamante ni fanweer ak juróom-ñetti at la amoon mu ñàkk ci bakkanam yaayam nag di def ay témoignage ci moom. ñu wax man yëguma ko sax ndax bu amoon ko saami dina toog si dëkk bi ndax ko amul loo lekk def naa doo dem fay gaal wax dëgg yàlla sama xol ñor na torop waaw ñor na torop waaw c'est xale yi dee du ñu bëre fii si Pikine du ñu bëre presque nii bu muy dem man yëguma ko sax waaye xam naa ni dafa sonn rek ndax boo nekkee góor si kër nga gis ay facture nga war a fajoo day metti waaw day metti ci kàddoom sax ñàkk na koo xamante ni dootul dellusiwaat ndaxte Ablaye nekkoon na koo xamante ni ku farlu la waaye li tax mu dem mooy dëkk bii na mu méttee. def na lu nekk. fii la nekkoon di liggéey amee ay réseau ak ay rakkam ñu fexe un jour ñu indi fii ay gendarmerie indi ay problème tëj ko fi kaso ñu sonn ba bëgg a dee affaire bi man la gën a metti ndax amuñu lu ñu jàpp ndax mënoo nekk di xëy gis sa jabar gis sa doom bu ngeen xëyee doo añ doo reer lu metti la. keneen koo xamante ni daje nañu ak moom Ousmane Djibo la mu xamle mooy fii ci koñ bi daan nañu ñàkk xale yoo xamante ni ñu takk lañu woon ay xarit. waaye tamit ay mag. samay xarit keuse fi mu toll nii ñoom laa ñàkk man maa gëjoon ñàkk mun ma sax wax billaahi wallaahi taala mënu ma wax sax. quartier bii di Pikine ba Sénégal sa ngëmtal ndaxte li ñu compté rek ci roq bile toll na ci fukki xale yoo xamante ni daan nañuy faatu kenn ci ñoom Ablaye ñaari soxna la amoon doomam bu mujj ñaar cay weer la am. xam naa ni seral na sama xol seral goo xam ni yàlla rek moo ko xam. ci barke yonent bi loolu laa am lu ma doon wax. mel ni nag gone wala ndaw yi nga xamante ne rek fas nañu yéene dem foofee ca Espagne ak li ko wër jaarale ko ci géej gi noppeeguñu ndaxte foofee ca diwaanu Mbour ci quartier bi ñuy duppee Sonatel am na ñoo xam ne rek teg nañ leen loxo ñeenti nit yoo xam ne ñu ngi doon yombal dem beeg dikk bi ba tax na rek waa police teg nañ leen loxo bi ñu ñëwee tamit.
fekk nañ seen béréb boobee ñaari moteur yoo xamante ne yu bees la benn réservoir essence ay jumtuwaay yoo xam ne moom koy jëfandikoo ci wàllu togg ay sac de voyage ak itam ay combinaison yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci biir géej ak benn auto marque 308 boo xam ne rek ñoom la ñuy jëfandikoo ngir mën a yóbbu ñi nga xamante ne ñoo fas yéene dem foofee ca tukki boobu. ñu wax ci taxawaay bi nga xamante ne Philippe Lalo di jawrin bi toogal réewu France fii ci Sénégal di ambassadeur bi nag nee na noppi na ngir gunge réewu Sénégal ngir ñu wut ay pexe yoo xamante ne ndaw yi nekk fii dinañ am luñ ci jàpp bu ko defee rek ñu wàññi wala sax ñu bàyyi li nga xamante ne mooy tukki bu jaarul yoon boobee dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diame. ci doxum nemmeeku bi mu amal ci alliance française bu Kaolack lañ ko daal di laaj ci mouvement yu mujj ndaw yi nga xamante ni kon ñu ngi wutali Europe ba tey ci émigration clandestine bi. Philippe Lalliot di ambassadeur France fii ci Sénégal méttit lu bu baax a baax li xew ci géej gi. métti na trop nga jénne ay ndaw ñi faatu ci biir géej gi. au fond de la mer quand on la retrouve. ambassadeur bi di ñaawlu ba fu ñaawlu yem li di émigration clandestine nu mu munti mel. man ànd naa ak li nga xamante ni moom mooy émigration régulière parce que boobu dafay tax ba mu jur koom diggante suñu ñaari réew yi wante d'accorduma ak émigration irrégulière mooy bu jaarut yoon parce que boobu li ab calamité la pour suñu ñaari réew yi. ànduma ak trafic bi ànduma ak fraude ànduma ak gaal yi nga xamante ni dañuy dem di faat ndaw ñi ci biir géej gi te di demee ak num leen neexee. pourtant moo ne de bu ñu sukkandikoo ci ngóor si la toogal réewum France fii ci Sénégal waa France ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ngir jàppale Sénégal ndax ndaw yi mën a am ci lu ñu jàpp toog ci seen réew. diggante Fatick ak Kaolack jot naa visiter ay projets yoo xamante ni Sénégal ak France ñoo ko taxawal te mu mën a jur koom jëmale ko ci ndaw ñi. ay projet de développement économique ak social yoo xamante ni dina tax ba ndaw ñi des fi. mën a formé wu fii mën fee am liggéey mën a dund fii dund bu am solo bañ a dem ci biir géej gi exposé seeni bakkan. laata nag muy yegg si alliance française son excellence Philippe Lalliot daal dinay visiter chantier projet énergie OMVG poste bi nekk kawoon bi nga xamante ni agence française de développement bokk na ci ñi ko financé ambassadeur bi nag gis chantier yi rafetlu bu baax a baax liggéey bi ni mu gaawee. Ibrahima Diame fa liggéey bu ñu bàyyeekoo diwaanu Saloum dañuy ñëw ba ca Ngéeñeen foofe nag coow li juddu fan yi aju ci wàllu 100 hectares wala téeméeri hectares yu ñuy baaxee këru liggéeykaay bi di Prodimel baykat yi ak yenn sàmm yi nag nee na du ci dal ndaxte bu ñu tàmbalee liggéey bi rek dina indi gàllankoor ci seen i yëngu-yëngu ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaaw wut solution su ko moyul loolee mën na leen sonal. Abdourahmane Diallo ak Mamadou Guèye ñoo ñu toogal ca diwaan bi. ay tracteur Prodimel yu béy seeni suuf moo leen yee sàmmkat ak baykat yu dëkkee Balabug ak li ko wër nekkee ci commune bu Nguéniène bañ ba tëdd ci naaj bi jaay doole bi ñu leen bëgg a jaay doole pour nangu seeni suuf. damaa xëy rek ne tracteur yi ñu ngi tracteur alaba fekk suñu nay yëpp dàq leen aca day jóg leen fii lu ma foog ne su fekkee ne lii la ñu yaakaar nañu wax Macky Sall ne nañu dimbale lii la ñu yaakaar tracteur yi wala su fekkee ne nag tiitul tey nu rëy fii wul mu téeméeri nag xam nga loolu baaxul. sàmmkat yooyu ak baykat yooyu dëkki Nguéniène bëgguñu benn yoon projet Prodimel bii ci seeni téeméeri hectare ñuy ñaax njiitu réew mi mu dal ciy wax teel balaa lambaay di ñaaw. kon dina métti ndax duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg waaw duñu ko nangu de nañu arrêté seen liggéey ba ñu jot kayit mbaa ñu jot kayit waaye bu ñu fekkee ne noonu la ñu yaakaar duñ leen bay de duñ leen bay tey duñ leen bay ëllëg man de ne jógul président éleveur maa ko wax. weer bii ñu génn ci bërëb boobu ay xeexu yu metti amoon na fa amoon na ci ñi ci am ay gaañu gaañu ñenn ñi sax ñu tegoon leen loxo. Abdourahmane Diallo ñu dem ba ca diwaan Tiwaawoon Pël wax ci wàllu njàng meek njàngale mi foofee nag digge bi fa njiitu réew mi defoon daanaka ñeenti at a ngi jaarale ko ci wàllu lycée ñoo ngi koy xaarandi ak boobu ak léegi ndax nee na seen CM bi di Tiwaawoon Pël la ñuy jëfandikoo ngir mën a def ko lycée te loole nag dëppwul ak li nga xamante ne
mooy résultat yi ñu am ba tax na rek ñu ngi sàkku ci njiitu réew mi ñu fàttaliku boobu la taxawaay dañu teewlu kenn ci ñoom Ousmane Sock lay wuyoo ci micro Seynou Thiam. problème yi am yëpp moo ñu ko indil parce que nekkul lycée mais sem la mu ñu def en lycée et loolu noonu à chaque fois problème yi day répété wu problème manque de classe problème table banc problème prof léegi bu ci gën a fréquent sax mooy problème ndox à chaque fois dafay ñëw donc élèves yi chaque année dañuy toog 3 mois duñ jàng comme il l'a dit am nañ 29 classes pédagogiques mais 17 classes physiques yi nga xamante ni déwén c'est sûr que ni grève dina am donc ci loolu noonu ñaan ñu ko yàlla moo tax lycée bi dafa nekk benn urgence bi nga xamante ni Tivaouane Peulh da ko soxla donc teewaay bi fii tey lu ko waral lenn rek la maanaam laajte li nga xamante ni moom ñun ñoo ko moom parce que suñu président Macky Sall moo ñu ko mayoon en 2016 waxaat que ni Tivaouane Peulh may naa leen lycée d'un coût de 800 millions 400 millions pour construction ak 400 millions pour équipement donc ci loolu noonu depuis ci 4 ans yooyu noonu gisuñu benn effort bi nga xamante ni peut-être suñu autorités yi def nañ ko léegi ci loolu noonu si le collectif yi juddu ni puisque 4 ans mi ngi nii amuñu dara li nga xamante ni wax nañu ko si lycée moderne bi kon dans ce cas ñun ñooy taxaw jël les choses en main pour que ñu mën a xam exactement problème bi fan la nekkee. Sao Sokoto nekkee ci commune bu Maka Koulibantang région bu Tambacounda foofee nag ndaw yi ñoo nasi seen pexe bopp ngir mën a taxaw li ñu duppee pont ñoom nag seetlu bi mooy ku ñu doon jàllale rek da doon metti te ñu bëri doon nañ ci am ay jafe-jafe ba tax rek ñoo wut seen ciment bopp seeni bant ngir amal li ni mel terewul nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu doole leen bu ko defee jafe-jafe boobu ñu gaaw ko fa jëlee Moussa Oumar Gueye ànd ci liggéey bi Amadou Diédhiou. Sao Sokoto diggam ak Tambacounda toll na ci juróom-ñeent fukk ak ñaari kilomètre waxambaane yi ci diiru benn at ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre at bi ñu génn ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bii nii ñu daal di nag inauguré benn pont boo xam ne ñoo ko defaral seen bopp. fii dafa bari ay conséquences d'abord période par yi lañ nekk jigéen yu bëri bu ñuy matul fii la ñuy amee problème population gis nañ loolu dugg ci àll bi. seet garab yoo xam ne mën nañu résister ñu gas def ko ci lépp loo xam ni mun na permettre nit ki accéder ci soins de santé primaire loolu yëpp poussé na leen ci wàllu éducation tamit comme ni mu ko waxee ñetti weer élèves yi nañ ko def duñu mën a egg ci semi classe pendant que semi nawle yi dépassé nañ leen 3 mois donc loolu yëpp pour saafara ko. waxambaane yi fare ci Sao Sokoto bëgg itam nguur gi daal di leen jàppale ci wàllum courant jàppale leen tabaxal leen ay salle de classe ak ay mur clôture ci seen collège muy daara bi diggu doomu bi nekk foofu waaye jàppale leen itam ci wàllu wér-gi-yaram kii di au conseiller collectivité territoriale Bilali Ba nee na waa PUMA programme d'urgence modernisation axe et territoire frontalier danañu indi ay saafara tabaxal leen mur clôture ci fi nga xam ni moom mooy ci daara bu diggu doomu di CEM bi nekk foofu la nga xam ne ñoom ñooy waa municipalité bu Maka Koulibantang ñu taxawal ay audience foraine ngir nag ñi nga xam ne ñu ngi fare ci Sao Sokoto Samba Ndeye ak dëkk yi ko wër fekk amuñu ay kayitu juddu ñooñu ñu jàppale leen ñu mën cee jot. Marguerite ñu wax ci mbas mi di coronavirus ak tolluwaayam fii ci réew mi ñun nag Sénégal bésum tey ji am na juróom-ñetti nit yoo xam ne amoon nañu doomu jàngoro ji gannaaw bu ñu amalee test ci lu toll ci junni nit fukk ak juróom-ñaar ci loole nag amul benn cas importé ñett ñooy am cas contact juróom cas communautaire lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñetti ñoo amoon feebar bi nag wër nañu ba dellu seen kër. ñu ne nag leneen lu ñuy rafetlu amul kenn ku ci ñàkk bakkanam ñu desandi ak mbiru wérgu yaram ak octobre rose loole nag am nañ ci xew-xew foofu ca diwaanu Pikine doon taxaw rek ngir taxaw ñi nga xamante ne ñooy soxna yi dund ak laago ñu toll nag ci ñaari téeméeri soxna rek jot nañ leen fa dépisté yi muy loo xamante ne rek ci taxawaayu ministère développement communautaire ba tax ñuy rafetlu di ni mel ci sàkku ci soxna yi rek ñu dem xooli seen bopp dañuy teewlu Moustapha Faye bu fi teewaloon ministère communautaire ci micro bi Faye. am solo mooy dafa laal ñetti feebar yu nga xam ne mooy feebar yi gën a sonal jigéen muy cancer du col de l'utérus excusez-moi muy cancer du sein muy itam VIH sida et que ñun fi fekk ñu waxtaane ko je pense que atteindre nañ seen objectif mooy que ni informé nañu waaye itam sensibiliser nañu ba yaakaar nañ ni jigéen ñi ko teewee buñ fi jógee daanu xam nu ñuy moytoo waaye itam ñi ki si jot a am itam daanu xam ban taxawaay lañ ci war a am di gërëm itam panélistes yooyu ci liggéey bi ñu def di gërëm itam li ñuy xaar mooy yow mi ko fekkee d'abord nga jële ci dara waaye itam nga dem wasaare ko
mooy que ni boo delloo si say mbootaay boo delloo sa famille maanaam si sa environnement nga mun ko waxtaane mun a weccanteeg xalaat mun a itam tasaare itam mbir mi. Au niveau du développement communautaire avec la mise en place des comités de veille et d'alerte yi nga xam ni c'est des conseils de quartier et d'autres regroupes d'associations de quartier qui se regroupent et qui signent des partenariats avec les collectivités locales pour que bépp risque social bu mën a teew rek nga xam ni dañuy jóg taxaw sukkandiku si ñoom pour que ñoom tam ñu jóg dox li ñu ci war a dox. dal si wax ci mawludatum ren ji nag loolee nag Senelec jóg na taxaw rek ngir taxaw ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi ngir ñu mën ko amal ni mu waree tax na rek seen jëwriñ amoon na ab doxub nemmeeku ci diwaanu Thiès Thiénaba jàpp Ndiassane kooke nag ki ñu denk këru liggéeykaay googu di Senelec neneen dinañ def kem kàttan ngir fexe ba bés yooyu lii di courant matali bu baax a baax Cheikh Anta Diop ak Saylatir àndoon nañ ci convoi bi. mu nekkoon tournée bu gudd ñu door rek ci kër Maam El Hadj Ndiéguène bu Thiès Thiénaba jeexale Ndiassane Pape Mademba Bitèye mi nga xamante ne moom mooy directeur général bu Senelec kër xalif bu nekk nag taxaw na fa doon leen yeggee nag matukaay yi nga xamante ne jël nañu ko ren ji ngir ñu mën a amal gàmmu yu mucc ayib te du am benn tolof-tolof lu jëm ci wàllu courant bi. dafay jaadu ñu ñëw kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk bés yi ñu ñëw jottali leen message bu ñu leen jottali mooy Senelec bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom jël na disposition yëpp lu jëm ci wàllu courant bi ba nga xam ne événement yi dina mun a dox ci ñoom ni ñu ko yaakaaree. damay wax rek ne léegi problème bi nekkatul ñëw wax sëriñ bi dinaa mën indi courant ndaxte ñëpp xam nañ ne léegi courant bi doy na. ñëpp am courant ak dëkk-dëkkaan yi loolee nag moom mooy mbébétam waaye nag xalif général bu Thiénaba doon sàkku nag ci dëkk bi nga xamante ne moom mooy Cooti nekk ci commune ab Thiénaba ñu boole leen ci dëkk yi am courant loolee nag directeur général bu Senelec na nag ci ay fan yu néew de dina ci taxaw. léegi nag dëkk yi nga xam ne sëriñ yi laaj nañ ñu ko dugal nañ ko ci programme accès universel à l'électricité bi nga xam ne monsieur le président de la république def nañu dama bëgg à l'horizon 2025 fépp fu nga xam ne sénégalais nekk na fa bu soxlaa courant war na ko mën a am. xalif yi di sëriñ Muniru Ndiéguène bu kër Maam El Hadj maam Abdourahim Seck bu Thiénaba ak sëriñ maam Bekay Kunta bu Ndiassane di ay xalif ñoom ñëpp nag ñaanal nañu réew mi ngir mu am dal ak jàmm ba benn jafe-jafe de du tàbbi ci réew mi. Cheikh Anta Diop ñu wax ci mbiru politique ak coowal ñetteelu mandat fii ci réew mi loole nag député libéral bi di Toussaint Manga àdduna ci nee na ñi ñee fi nekk rek di wax waaye njiitu réew mi Macky Sall pare na ci bu yàgg ndax atum 2016 la vérifié woon lépp lu aju ci boobule fan maanaam constitution bi ba tax jamono ji leneen la ñu wax kay wadul loolu dañuy teew lay kàddoom ci micro Boubacar Diassi. waaw xam nga question troisième mandat bi sax jàpp naa ni sax loolu lu frankulaay la bu yàgg parce que ñun dara dérangé wuñu pour wax ci mbirum troisième mandat bi 2012 bu wax bi tàmbalee Macky Sall ak ay ñoñoom dañoo taxaw ne président Abdoulaye amul droit def troisième mandat mu jaraloon Macky Sall ne moom day jël mer gàddoom dem fanaani Obélix pour bañ troisième mandat parce que fa jàpp ni c'est illégal mu jaraloon Macky Sall jël kaddu ne na militants yi préparé pour dem déloger Abdoulaye parce que loolu dafa illégal yàlla lu muy def rek mu fal ko mu doon président Macky Sall taxaw wax ak sénégalais yi ne leen ñaar mandat laay def bu njëkk bi dafa ne damay wàññi sama mandat fax respecté wul kaddu woom mu ne ñaar mandat laay def d'ailleurs naa organiser constitution buy modifier référendum buy modifier constitution bi si biir référendum bi dinaa soppi ay dispositifs yoo xam ne dinañ ko tënk wax ni kenn dootu fi defati ñaar mandat yu toppalante bañ na ko ba si moom si bi livre am daa bind ne benn mandat laa am maa ngi bëgg ñaanaat deuxième mandat su ma mayee deuxième mandat boobu mooy sama deuxième ak bu mujj fii si Sénégal kooku bu toogee ba tey mu war a xool sénégalais yi bët ak bët ñeme ne leen ni xamuma naa defal di ma def deuxième mandat dama jàpp ni boppam lay nax. dañuy desandi ci mbiru politique dem ba ca réew mi di Guinée Conakry wala République de Guinée foofee nag coow li bàyyeekoo gannaaw élection palum njiitu réew mi ba ñu bëri ñàkkoon ci seen bakkan jamono ji nag réew mu tàngoon na lool donte sax tey nee nañ xawoon na am tuuti dal terewul nag ñii di waa société civile
féete fii ci Sénégal wala sax féete Guinée te nekk fii ci réew mi ñu ngi sàkku rek ci waa Union européenne ak waa CEDEAO ñu yokk jéego yi bu ko defee ñu mën a wax ak kilifa yi li ni mel bañ a amati wala fexe itam ba dal mën a dal suy foofee ca diwaanu Guinée ñu teewlu liggéey bi ci Aminata Mbari Sow def. li xew ci Guinée di wéy di attirer attention yépp ñu jàpp ne résultat yi nga xam ni waa commission électorale nationale indépendante jox nañ ko dañuy ragal mu yokk jàppante yi. problème bi du diggante Peul bi ak Malinké bi problème bi diggante gouvernement bi groupe gouvernement bi fi nekk di rey di sonnal askan Guinée bi problème bi diggante gouvernement bi ak population bi la. Guinée Peul ak Malinké mënuñu xeex parce que dañoo sëy seen biir am seen ay doom dëkk. nooy mën a xeex ak kooku. soxna si di membre ci benn société civile bu nekk fële ca Guinée mu jàpp ne dëgg-dëgg problème bi mu ngi féete ci système politique bi nga xam ni instauré nañ ko ci dëkk boobule. man je ne comprends pas silence chef d'État sous région bi je ne comprends pas silence CEDEAO bi. lan moo waroon doon seen taxawaay. mais gis nañu kii Gambie fii Gambie bi mu amee problème bi def nañu lu ñu war a def Mali. dem nañu def lu ñu war a def Guinée Bissau def nañu lu ñu war a def mais Guinée Conakry nañu dem def lu ñu war a def ñoo gën a xam lu ñu war a def. boobu ak léegi nag contestation yi ñu ngi wéy fali ci Guinée bi ci gën a fës mooy opposant bi di Cellou Dalein Diallo moom mu jàpp ne résultat yi waa seeni joxe méngoowut ak li génne ci urne yi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci waa seeni Alpha Condé moom la ñu joxaat nguur gi ak 59% ci xob yi. Aminata Mbari Sow dañuy del si fii ci Ndakaaru dem ba ci quartier bi di Hann Montagne foofee nag amal nañu setal fexe tamit ba li nga xamante ne loolee di salte gën a sori dëkkuwaay yi amal nañu tamit ay bés yoo xamante ne dañuy jëmbat garab nee na loolu luñ ci jublu rek mooy fexe ba gën a taaral koñ ba fexe tamit ba ndaw yi dugal seen loxo bu baax a baax ci lépp lu laale alam bi Alassane Ba Mohamed Sow Dieng ci liggéey bi. ay série activité yi ni mel la ñuy tàmbali ci commune Hann Bel-Air Hann Montagne 5B moo dalal bis bu njëkk bi nga xamante ni jëm na ci ji ay garab wante itam setal mbedd yi. reboisement ak setal bi ak xeex mbas mi ñu boole ko def ko ci benn journée ñëw fii nag ci Yaraax quartier bu bees bu ñu tuddee tool ya boo xam ne dafa nekk benn relocalisation des impactés de la restructuration de la commune bu nekk aussi un autre programme du gouvernement bu ñu rafetlu bu baax donc pour leen jàppale ñu créer les bases am benn cadre de vie bu décent. ku xool ci lu ñu jóge set moom kenn waxaale ko fu ñu toll dañu war di set rawatina ci corona bi ñu nekk nii. jëmbat garab moom ku nekk xam na njëriñu garab. dañoo ñëw nag ndax doomu yaraax la ndax lu laal yaraax laal ñu lépp loo xamante ni dina jëme yaraax kanam ci loolu la ñu nekk te ñu ngi ciy woo ñëpp nag. dañu war a am jàkka am fi espace vert. ngir ñu fexe ba am dëkkuwaay yu am solo set moo tax acteurs yi di sàkku ku ci ne dugal ci loxoom ay action yoo xamante ni ay action yu mel ni wante itam ñu assurer suivi bi garab bu ci nekk rek bi nga xam ne ji nañ ko fii dañ ko parrainer ak benn njaboot xale yi nag lañ ci taamu ngir ñu assurer entretien bi. parrain garab mooy en tant qu'enfant da nga am responsabilité garab gi yaa ko res da nga koy arroser da nga koy protéger boo gisee grillage bi yàqu nga wax mag ñi defar ko te incha allah loolu aussi pour inciter xale yi ñu sawar dañu leen defar. benn accompagnement ci seen jàng dinañu xool tous les enfants ñoo xam ne ñooy ambassadeur ay garab ñu jox leen benn incitation ay fourniture. dinañ ko toppatoo bu baax loolu la ñuy ñaan yàlla def ci barke garab yi ñu toog ba suñuy sëtaat ñu ne tey seeni waajur ñoo fi defoon lii seeni maam ñoo fi defoon lii. parrain wu événement bi di Mamadou Guissé di sàkku ci acteurs communautaires yi ñu fexe ba taxaw ci gox yeeg goxaat yi ngir ñu am Sénégal bi nga xamante ni Sénégal bu vert la wante itam ñu fexe ba dakkal li nga xamante ni moom mooy désertification bi ñu ji ay garab ñu fexe ba dakkal itam li nga xam ne moom mooy impact coppite climat bi. Alassane Ba mu nekkoon Hann Montagne 5B foofee ca diwaanu Yaraax ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak Casa Sport féete
ca diwaanu bët saalum réew mi fa la foofee ca Casamance ñoom nag toll nañ yëkkati nañ lu toll ci ñaari téeméeri million ak juróom fukk ci suñu xaalis lu ñu bëgg rek mooy seen club boobee gën a fësal taxawaayam ndax lépp lu aju ci wàllu coupe li nga xamante ne mooy championnat ba ci xale yu jigéen ñi dañ ko bëgg a jël atum ren ji ñu ne nag ab taxawaay la boo xamante ne am nañu ko àndandoog seen i supporters ak ñëpp ñi leen di jàppale ngir mu mën a antu dañu teewlu seen président Seydou Sané ci micro Boubacar Diassi. waxtaan bi jur na lu bëri li mu jur mooy tax nañu xam lu bëri ci li nga xam ne moom moo téye doxit équipe bi alors ñu ne daal dañu war a ren Casa Sport war nañ ko gën a encadrer war nañ ko gën a protéger ñun le 2 la ñuy ubbi suñu Casa Sport le 2 novembre nañu ubbi Casa Sport activité yooyu bu ñu ko commencé nag dañ koy continuer ba keroog bu championnat di commencé ñu engagé wu def naa bu ñu ko defee dañuy gën a am lu gën li ñuy amoon daaw li ñuy wax budget Casa Sport budget am muy yéeg di yéeg ren ñu ngi war a dem ñaari téeméeri million ak juróom fukk. mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Ibrahima Kane dina fi teew jukki leen xibaar yi ci français jërë ngeen jëf.